leket gi mooy suñu leket leket gi mooy seen avenir waaw 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 leket gaa moom mooy suñu avenir ah leket gaa moom Guys, what's the news of the Look at that. ku si nekk maa ngi lay nuyu di la sargal ci ñëw bi ngeen ñëw tey fekk si nu fii si Bargny léegi nag ma di ko commencé ci ki nga xam ne mooy Mouhamadou Taha Samb du sunu président union locale bi nga xam ne moo ma jiite ci union locale bi mais dafa daan def lu ñëw rek mu xëcc Bargny ba moo ma may fit ba nga xam ne lu ñëw ma ne il faut que Bargny lañ koy testé te tey defe naa am naa ci ndam man na maa taxaw yëkkati sa kaw tàllal sama loxo ni grâce à Taha Samb tey jii lu nu am FENAGIP rek moom lañ koy gërëme di ko fi sante kon nag Taha jërëjëf liggéeyal nga ñu liggéey bu rafet suñu diggante ak FENAGIP ak si suñu diggante ak union locale de Bargny gi nga xam ne yaa ko jiite ma topp si rusloo woo ma ndax mënoon naa bu may dox ngay fakkasal samay tànk may daanu bon du ma am mën a am fit ba mën a taxaw waaye daaneeloo ma benn yoon yow ak ñi nga àndal sa staff bi nga xam ne ñooy comité exécutif bi nga xam ne ñoom nga àndal mu ñoo Alaaji Njaay ñoom Caan ak ñi nga xam ne ñoo si topp ma di gërëm Cheikh Sala mi nga xam ne itam moom dañ ko fee indi bees waaye yàqu ci dara ndax ba mu fi ñëwee ba tey mu ngi topp si ñun rek di ñu déglu fu ñu ne xoolal mu xool fu ñu ne bul xool du xool ba nag Cheikh Sala yooyu ñu ngi lay gërëm di la sant waa may wax nag si waxi leget gi ndax tey moo ñu fi tax a ñëw leget gi dafa am importance si ñun parce que leget gi ba mu fi ñëwagul defe naa ñun jigéen ñi amoon nañu yeneeni xalaat ci suñu bopp yoo xam ne ñu ngi ko daan def mais bi fi suñu coordinatrice Awa Jigal ñëwee ba tey indil ñu leget Anta Ndiaye taxaw formé si jigéen ñi ak xale yi defe naa xalaatatuñu dara
ndax sunu leget yi sunu xale yu ndaw yi nga xam ne bu weer deewee si la ñuy suturlu bu tabaski ñëwee si la ñuy suturlu bu korite ñëwee si la ñuy suturlu seen doom yi jàngi école si la ñuy suturlu seen jëkkër ñëwit di si suturlu ba nag loolu ci leget gi rek lañ ko mën a amee te leget gi laajul kenn tegandaay loo fi jël bu sa aajo fajoo boo féexee loolu ngay delloo si kon nag loolu sonalul kenn kon leget gi daal moo faj sunuy aajo moo nu jàppale moo nu sigil moo nu sagal ndax itam boo xamante ni lakk nañu keccax ba nga xam ne nawet jot na ba nga xam ne dara amatul ñun jigéen ñi ku dem sa leget ga sa aajo dina faju nga mel ni yaa ngi doon liggéey kon nag leget gi moom njariñam si Bargny mënuñu koo fay looloo tax ba nga xam ne ñun jigéen ñi ñoo ko engagé jigéen ñi sa domaine ba ñoo ko engagé samp benn leget suñuy doom samp benn leget yi law Bargny gépp ba ñu def réseau bu dul woon lu am njariñ duñu ko réseauté xam nga lu am njariñ moom la ñuy def benn tey naan ñaar ñett ñeent ba juróom ñaar mooy loolu mooy lu am njariñ
fii defaral maire yi li nga xam ne moom mooy seen calebasse bi ñu monteel leen ko maire yi daal dee monté calebasse ma gis muy njariñ ci maire yi si laa am sama initiative bu bopp ma ne segam maire yi ñoom ñoo monté calebasse mu demee nii te ñun nekk nañu ay xale wax fa dëgg neex yàlla mu dëgër ci suñu boor ndax tonton Ali Gueye wax na ko sànq dañoo defar école bi mu nekk fii man animatrice rek laa woon bi ñu defaree école bi mu nekk ci biir domaine bi xale yu ndaw yi jeeg ju ndaw ji daal dee indi seen doom yi bi ñu indee seen doom yi école bi affaire bi metti si ñoom torop bu weer deewee yëf yi day dëgër torop ma ne pourquoi pas ba du ñu monter calebasse comme maire yi bu ko defee dina xaw a oyof ci nun ndaxte Bargny géej gi lañu yaakaar su géej gi amulee dara day metti si ñun ñoom ñu ngi nii toog ñoom ñëpp ay jëkkëru mool lañ am si la ñu ne initié ne ñun ñii nañ leen monter calebasse bu ko defee calebasse bi di ñu jàppale ci école bi mooy xale yi ngeen gis léegi nii ci lañ tànn waa grande section ñëw daal dee def li nga xam ne moom mooy majorité boobu bi ñu ko monté ñun tamit maire Awa ñëw fi wax fa dëgg neex yàlla daal dee monté ànd ak tata Anta Ndiaye mii moo tax ñu ne bésu tey bi luñ ko sargal rek luñ ko waxalul tamit si lu baax rek dañ koo munul ndax bëgg mu teew si suñu bés bi tax ñu noo changé date ndaxte dañ koo yëgal maire Awa ngi nii ànd ak moom ne ko ñëwal defal ma animation Bargny bi mu ñëwee ci saa si ñun ñëpp ñoo samp calebasse muy taa Anta Ndiaye waaye tàccu leen lii waaye ngeen tàccu mama Awa jigal bi mu ñëwee ñun tamit ñu daal di monté bi ñu monté ñu nekk biir Bargny géej muy suñu ruq boobu nekk fa di leket gi di ñu jural njariñ nit àllarba bu jot rek ñu muur suñu calebasse comme nii ñun parents d'élèves yi nag si ñun lañ ko njëkke muur comme ni ñu def nii bu ñu muuree àllarba bu jot ñu sërxal daal di dem àllarba bu jot ñu sërxal daal di dem ba benn instant xale yi ne waa mami li ñuy sërxal nii ban njariñ la ñuy jural ma ne leen nan leen waxtaan si suñu biir rek ñu xool lan mooy suñuy difficulté xale yi daal dee ne ñun de par Korité dañuy sonn par Tabaski dañuy sonn événement bu jotee dañuy sonn te mënuñoo fayal suñu doom yi suñu jàng yi lu nekk daf ñoo am dañ ciy am problème ma ne leen waa calebasse bi du xam ngeen ne loolu moo ko tax a jóg day intervenir si santé di intervenir si éducation wu xale yi di intervenir si nourriture ku am soxla ñëw ci sutura moo tax leket yi leketu sutura ak dimbalante ak jàppalante te yàlla rek tax noonu la tudd nga ñëw ci sutura fekk ka nga xamante ne moom moo yor leket gi muy ki yor leketu Bargny géej googu nga wax ak moom ci sutura mu jox la nga dem faj ji sa soxla si sutura école bi leket gi dañoo dimbali bu baax ndax da ngay gis ñu war a fay du ñu mën a fay leket gi ñëw fay boo jekkee nga dem delloo ji waat si leket gi bu dee si wàllu nourriture sa jëkkër tëmm na yoruloo nga daal dee ñëw leket gi jàppale la ci sutura bu teeree nga ñëw delloo si ci sutura ñuy def noonu di ko def ba bi Macky Sall di ñëw ñu ne nag maire yi duñ ñu gën a gore il faut ñu def ay tenue ñëw accompagner maire yi parce que comme que leket gi maire yi dañ koo def mu jig leen ñun xale yi ñu def ko waruñoo mujjee puso bi mu réer dañ koo war a faxe ba suñu doom yi jariñoo ci suñuy sët tamit jariñu ci si tànk boobu la ñu nekk ne leket gi du taxaw ba mukk boo leen gisee hôtesse yi suñuy doom la ñu jël calebasse bu nekk ñu dugal fa pour suñu doom yi xam tamit lan la ñuy dox ñun si suñu ginnaaw tànku yaay yi ñoom it bu ñu ñëwee mën a dox loolu noonu parce que leket yi dafa nekk loo xam ne lu noble la te ku ci nekk doo am benn problème doo leb kenn mu xamal la kenn du la taf doo sonn doo am benn problème wax dëgg neex yàlla ñu organiser wu suñu yeneen morom ñëw gis ñu ndax Bargny bi Macky Sall di ñëw ku nekk daf fay ñëw bi ñu ñëwee daal di ñuy gis activité ni ku nekk ne waa mami lii lan la ma ne leen lii mooy waa leket gi ku nekk ne waaw ñun bu ñu bëggee leket nan la ñuy def ma ne leen xanaa waxtaan ak mama Awa rek mu woo mama Anta ñu daal dee xam ne ñuy def ñu daal dee ne ñun de bëgg nañoo monter si lañ commencé di monter calebasse yooyu mais dañu organiser benn journée culturelle daal dee invité femmes yi nekk ci Bargny yëpp groupement de femmes yëpp jour bi ñu leen invité waa Santhiou Géej bi mama Anta développé ba pare waa Santhiou Géej nii la ñu def comme ñun ni ñu def ñëw samp seen leket ci digg bi ne ñun dañuy monter ci saasi kon loolu neexul tàccu leen lii waa Santhiou Géej ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo topp ci ñun ñoo njëkk a monter calebasse ñi si des na bëgg nañ ñu ne kon nañ leen fekk ji ci quartier yi daal di dugg guy njaañ monteel leen waa guy njaañ tamit di ñu gore ñu jàpp seen leket ñoom it comme waa Santhiou Géej ñu jógee foofu daal dee dem nguy daaga ñu ngi nii toog waa nguy daaga keroog nguy daaga mama Anta mi monté na fa calebasse ñu jógee nguy daaga nag daal di may bàyyeeg li nga xam ne moom moo ci des ku soxla rek ne mami dañu bëgg monter calebasse si la waa Kipa monté waa Cité waa Gore
ku bëgg rek waa Missirah ngi nii toog ku bëgg rek na dañu bëgg monter calebasse waa juree ngi nii ñu daal di leen di fekk ji ak waa Mbot bi ñu leen fekk jee ñu monteel leen comme nii rek wax leen tamit li njariñ li lan mooy njariñu leket yi waa FENAGE yi bàyyi wuñ ñu nag ñu ne comme gis nañ ne da ngeen di sërxal rek war nañ leen a jàngal loo xamante ne nii da leen di dimbali waaye yéen est-ce que yéen a ngi jënd ak jaay ñu ne waaw lan ngeen di jënd ak jaay ñu ne ñun kat saabu rek la ñuy jënd di ko jaay ci suñu biir ndax jaboot bu nekk da ngaa soxla saabu Mama Awa ne ñun dañ leen di defal formation saabu muy savon yële ngeen gis na le saabu yële ñun ñii ñoo ko defar mu daal di ñuy woo FENAGE yi defal ñu formation bu ñu defalee formation mu rax si eau de javel tànday pendaa nga nële na jox xale yi tàccu ko borom alal jaa ngi nële mu jàngal ñu xam-xam bi tànday penda daal di ñuy jàngal xam-xam bi bàyyiwuñu moom tamit ñun tamit ñu gis ci njariñ torop di defar di jaay koom gi di yokku ñuy defar di jaay koom gi di yokku ay ca nag ñu raakaaju nag maa waree nga nële quartier bu ci nekkit ka yor lekkatam boo xamante ne nii production kase lay def ñu ngi fi toog fii ci làng gi ku jaay rek nga gis sa kees di yokku nga daal di raakaaju ñu ne kon nag nañ leen jël ay jours yoo xam ne dañuy defar dañuy produire ñu ne nañ leen tànn le 15 bu jot eau de javel rek la ñuy defar le 15 bu jot ñu tase fële sa site bi daal di defee eau de javel bi le premier bu jot ñu tase daal di defar saabu waaye jaboot ju xëy jënduloo saabu lekkat yëkkati ay saabu jox la nga yor say saabu di dem eau de javel ñun ñëpp ñu soxla ko ñu daal di utiliser eau de javel boobu dem li waral loolu nag mooy ki nga xam ne moom mooy Souleymane Assou Diagne tàccu leen lii Souleymane Assou Diagne il faut ñun waa Bargny ñu gërëm ko moom bi ñu waa FENAGE ñax jariñu amatuñu jot loolu la leket gi jariñ amatuñu bor bu sëcc lebatuñu kenn mu dinu taxaw nu ngi sunu biir kër di daan sunu doole di dem di ñëw kenn xamaluñu dara te lépp ak leket gi kon nu ngi sant ñi nu sampal leket yi nu ngi leen di sant di leen gërëm. xam ne ñu la way léegi ak tëggkat yi yàlla jàppal leen gan yi xam ne ñoo ñu wiisee jóge Thiès jóge Dakar partout dans le Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci turu Samba Gueye président FENAGE pêche waaw bari ñi xam na aussi gëm gis nañu projet ADC bi leket bi gëm ko ànd ak Mami Kébé ànd ak yaayam Kiné Diop ànd ak suñu Awa Jigal suñu partenaire suñu xarit liggéey itam ñu ngi leen di gërëm di leen sant Samba Gueye dafa dem Bamako moo tax ñëwul teewul tey mais programme bi bu ko ñor la képp koo xam ne ñëw nga fi tey moom nga ñëwal yal na yàlla fay leen ñi fi ñëw pour sàkku liggéey dimbali seen njaboot dimbali seen borom kër yal na yàlla jàppal leen ba li ngeen bëgg yàlla defal leen ko mais man damay sant yàlla di gërëm FENAGE pêche ñoo ko créé en 1990 en 1993 ñu créé CNCR ñu soxla jigéen ma nekk Thiès maa fi nekkoon xale bi fi gën a nekk xale bi ñu koy créé bi ñu soxlee jigéen ma ñëw Samba Gueye ne ma ndax am nga fa koo mën a andi ma ne ko am naa kenn mu ma kan la ma ko Kiné Diop ma dem kër Kiné Diop toog ak borom këram yàlla yokk leeram mu ñu ma taaxa ñoo bokk suñu lépp sama jabar soo ko soxlee pour développement foo la neex yóbbul donc kooku il faut ma gërëm ko sant ko tey suñu toogee fay fii ba FENAGE pêche jóge si goñ bu mu newoon ne si digg Bargny di wax programme damay sant yàlla parce que ki ñu ko teg si loo xam muy Kiné Diop doxal na ko ba mu am réussite yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla jàppale. Awa Jigal mi nga xam ne aussi programme ADC bi mu bokk FENAGE ñu jël programme ADC teg ci loxam ñun ñi ko tegoon si loxam mu yaay FENAGE amuñu si benn gàcce rusuñu parce que lépp loo xam ne mu ngi koy def bu dee benn bi nga xalaatoon benn moom def na ko fukk mbaa ñaar fukk donc Awa Jigal aussi nos félicitations Awa Jigal yàlla na yàlla jàppale programme bi fi nga ko yëkkati si biir FENAGE si biir Sénégal vraiment waa FENAGE yëpp kontaan nañu. Ali Gueye mi nga xam ne mooy animateur bi vraiment tey bett na ma trop parce que mosuma ko xam comme animateur comme comment ça s'appelle maître de cérémonie mais tey jii bi ma ñëwee dégg muy wax ak ni muy taxawee vraiment j'étais content Ali Gueye mais félicitations tu as toutes nos félicitations nous vous encourageons am li mu wax léegi aussi si waa Thiès yi
ku ma ne Awa Ndiaye bii Anta Ndiaye li mu defal Kiné Diop defal ko Awa Jigal ñun waa FENAGIP yi kontaan nañu si yan yàlla fay la parce que gis sa morom moo xam ne lii bëgg na ko intéressé na ko nga bàyyi sa itte yëpp fépp fu muy dem si biir Sénégal ba nga dem Casamance gi xam ne rebelle yaa nga fa ngay ànd ak ñoom c'est parce que bëgg ñu jàppale donc ñu ngi lay gërëm di la sant encore di gërëm ñi nga xam ne aussi ñoom laa bokk na mbir mi parce que bu ma nekkee président union locale Bargny am ñoo xam ñoom laa ko séexal Alay Ndiaye mu ngi nii toog ku ma ne Thiane Wade mu ngi nii toog ak ñeneen ak ñeneen mais nag union locale Bargny bi wax na dox na je pense que Kiné Diop ak jigéen ñi ñoo tax ñoom amuñu morom yàlla fay leen ñi ma séexal nii ñoom laa bokk le FENAGIP muy waa Bargny bu bees bi kii moom président que suñu goro la mais Bargny la dëkk léegi muy Badou Kane yàlla def ñoo bokk FENAGIP en 1990 di ànd di liggéey ba tey yàlla may ko fi soxna donc nag yàlla boole seen wërsëg moo ko soxnaam mi ngi fi may kii di Kandji sama xarit la dem na ba tudduma doom donc fi nga nekk si organisation ngeen ànd mu jël doomam tuddale ko mën na ko gërëm sama papa la yàlla guddal fanam donc li may wax rek mooy que Awa Jigal ak Kiné Diop waa Samba Gueye kontaan si li ngeen def seen xol sedd nañu li ngeen def démonstration de force fii si biir Bargny vraiment kontaan nañu si seen xol sedd na su ma demee itam lii Samba Gueye ñëwee itam donc rapporté réussite bi nga am ci biir Bargny ak seen doom muy Mami Kébé bravo à Mami Kébé Mami Kébé amoo morom xale nga mais jub nga sa loxo set na parce que lii ku sa loxo setul doo ko mën jiite tey yaa ngi def démonstration de force war na lii tax sa yaay jëloon na si garderie bi jox la ko nga ànd ak ñun xale yi di liggéey tey tu as réussi mes félicitations donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax daal tous nos encouragements yàlla def si mbir dugal si loxam bu lépp dox wasalaam ngeen baal ñu wax. pareeguma yëkk wi si ginnaaw kër gi jël leen ko indi ko fi xew yi digg naa loolu la def ni ko si xew ba ko defee ma dellu xembe indi la lim ni waaw ngaaj am na laa ko bëgg du ko de dee na bàyyi ngaaj am na laa ko bëgg du ko de dee na bàyyi ngaaj dee na bàyyi ngaaj am na laa ko bëgg du ko de dee na bàyyi ngaaj am na laa ko bëgg du ko de dee na bàyyi ngaaj loolu tëjal yóbbu nit ma faa xamante ni ma xool fees na ndax bàyyam ngaay mosu la daw kon baa ne du ma daw rek du ma daw maa doo 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 daw benn bàyyam ngaayoo am na la mag su ko def benn bàyyam ngaayoo am na la mag su ko def benn bàyyam ngaayoo am na la mag su ko def ay benn bàyyam ngaayoo am na la mag su ko def benn bàyyam ngaay am na la mag su ko def ay benn bàyyam ngaay am na la mag su ko def
tàmbalee ci sama ndejoor ndax soxna Awa Jigal yow laay wax dinaa nuyu nag tonton naata ko Samb ak ñi ma fi fekk maire Bargny maa ngi lay nuyu di la sargal ca di la ñaanal yàlla ñaa ngi nga àndal yàlla boo gis dara loo ragal di ñaanal nag Kiné Diop di ñaanal mami ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo seq seen calebasse yi yépp nag calebasse yépp laa wax waaye fi ma doore woon fi laay waxee fii bu ma fi taxawee di wax yàlla ak soxna Awa Jigal la Awa Jigal damaa wax ni man mënuma laa fay dama lay bàyyeeg yàlla suñu borom bi moom mu fayal ma la ndax Awa dañoo bokk di liggéey ci action de carême mais yàlla def nag yow coordonnatrice nga ci man animatrice laa ci waaye seetoo loolu Awa daf maa def doomu ndey def ma xarit def ma soppe Awa dina yëkkati ay enveloppe bu xaalis di ma jox Awa day xotti ay yére di ma jox Awa day ñëw sama kër di weccoog sama jëkkër ak samay doom ay kàddu may ñëw kër Awa di fa am ñetti fan yàlla ki ma doon feccal léegi sama mag la ñoo bokk ndey ak bàyyi ci sol lu weex li Awa Jigal mii la kontaan ba tax muy fecc may sant ñi ma àndal ñëpp ndax mën naa ni équipe technique bi nga xam ne ñoom laay liggéeyandool ñoom ñëpp ñu ngi nii ndax kii mooy sama coordinateur Abouli kii mooy sama nattandoo soxna Fagey Ndiaye ak Adama Cissé bi ma jàkkaar lool Awa dama ne yaa ngi liggéey ak fukki partenaire ak ñaar ci Sénégal boo demee Fouta Casamance Koungheul du ma limee damay juum bari nañu fii ba Fissel Mbadaan mais nga tànn ñëpp jël ma def ma xarit te lu ko waral Souleymane Bassoum moo ñu boole ci sa digganteeg Souleymane Bassoum damay wax ni diw ci diw la bu ñu àndee di diw dara du ko yàq dara du ko dindi Awa Jigal Awa yaa dis gor luy mattus gor bu la séenee nga jël nag mami Kébé mu ànd ak ki mbooloom xiirtal leen ci ndax boo leen ni woon déet la ñuy wax boo nee waaw la ñuy wax ndax yooyu yaa yor sa groupe di leen tàggat fi may njëkkee ba nga may indi fii animatrice yi bari na mais danga maa jël indiwu ma ci noonu de damaa fay xaalis bu weex tal la ma Awa fay ma dikk taxawal kees yi kon ak mbaaxam la Awa dama ni bu fekkee ni man de li ñuy wax liggéeyal naa sëñ Touba wala maam Cheikh dara yàlla bu la ci kenn ëpp kër di ko ñaanal mboolem ku fi toog nag di wax ni lii nag moom mënuma ko bañ a wax ndax dañu wax ni action de carême day liggéey ci juróomi ponk yoo xam ni yii ku mu dajewul ci yow mënoo bokk ci liggéey bii ndax dañoo dikk ñoom ñu ni dañuy xeex jafe-jafe ñu dund ak bor waaye ñu ni pour nga am ko da ngay am juróomi ponk yii ñoom moom lañ def seen ngànnaay ca juróomi ponk yi dañ koo sempee ci juróomi ponk islam ndax dañ ni bi ci njëkk nañuy jàppalante ca yàlla rek tax ca kuy jàppalante ca yàlla rek tax ku la fayul suñu borom fay la ñaareel bi ñu ni nañuy sellal suñu xel ak lépp lu ko wër mooy ñaareelu ponk bi min nag nañu fagaru ñetteelu ponk bi bañ a def dara lu ñaaw lu naan suñu njaboot sa yaay fi defoon lii wala moo ko fi wax ñeenteelu ponk bi ñu ni lan la ñu ni looy bañ ku la ko def bul ko def sa morom ñu ni juróomeenu ponk bi lan la ñu ni rikk na ngeen fonk seen aada ak seen cosaan ndax ku wàcc sab ànd boo dem fekk fa borom kon defe naa ni juróomi ponk yi buñ ci dee liggéey defe naa ni te doxal ko niñ ko waxee mu nekk ci suñu xol lu ñu song dañ koy daan ñu walbatiku ni dañuy liggéey ci leget yii tey moo waral bis bi Awa muy calebasse de solidarité ñu tudde ko legetu jàppalante ca yàlla rek tax ñu ci yor sa loxo sa morom yor ca kenn du xam lu sa morom dugal bu ñu paree lool nag ñu jël ko séddale ko ñaari cël lii ñu ciy def suñu commerce yi ngeen di gis commerce équitable lañ ciy def it muy njënd ak njaay mu amul naxee mbaay waaye ku jàq dem ca présidente ba ñu jël ca dimbali la boo amee fay te du am benn intérêt Awa jàngal ga gaay lan mooy commerce équitable waaye yemu ci fagalu reen Awa ngi ñëw dama ni mi ngi dugg nag ci xeex yàq gi ca bu boobaa day taxaw fii la koy taxaw nag ñu gën taxawal ko convention lutter contre le gaspillage ndaxte li ñuy wax jigéen ñi yéenay liggéey fukki ati yàlla war a juróomi ati yàlla yàq ko ci genn ngoon loolu dafa jeex dañoo wax ni bis bu dikkee ba taxaw ak yéen na ngeen xam ne ku ci am xewa bu tuutee ba tuuti sax buñ la dajalelee say ndawtal bu dee 600 000 sax dañ koy séddale ñetti cër 400 000 ya dañuy ñibbeeg moom 200 yi lan lay jox nga doxal booleeg say bool ak say piis bu paasee dañ lay jox sa ñaari cër yooyu boo bëggee terrain nga jënd d'accord nañ ci boo bëggee ciment nga jënd d'accord nañ ci boo bëggee lal ak armoire jëndal boo bëggee paasal sa doom mu tukki defal boo bëggee commerce defal ndax dañ ñun civil la dañ koy topp mais nag
du ñu ndikk di la jëndal ñu naan ah Awa Jigal ba mu jëndee ak équipe am des na ñaar dërëm dan lay jox nga jënd mais dañ koy topp ba xam li nga dugal kon defe naa ni dajjil beneen paquet bi nga dajji woon xaw naa jeex dafay jóg dama ni mami dama ñëwoon ak yéen ci calebasse bi fogaru leen maa ngi nii nag di ñëw ci xeex yàq gi monsieur le maire bu boobaa yaa koy teewe ak ñi nga xam ne yéen a fi toog ak ñëpp awa wax ji du gudd ndax dafa guddi merci beaucoup maa ngi leen di sant encore une fois jërë ngeen jëf wasalaam maa ngi gërëm sant monsieur le maire ndax monsieur le maire partenariat ma calebasse yi partenariat stratégique la lépp luñ fiy def dina ci dugal dooleem mais dina teew te teew boobu moo ëpp solo sax dugal xaalis bi ñu ngi gërëm aussi docteur Souleymane Assou Diagne parce que très tôt il a compris que ñii ci développement local la ñuy yëngatu lu ñuy def mu ñëw teew ci dugal ci loxoom kon ñaar ñooñu dama ne bu ma limee damay juum mais ñaar ñooñu moom dama leen xamal sama bopp il faut ma lim leen maa ngi gërëm sant autorité locale yi nga xam ne teew nañ fi autorité politique yi autorité administrative yi chef religieux yi ndax gis naa délégué de quartier yi gis fi ay imam gis fi vraiment tout Bargny bu ma limee nag damay juum mami lim na leen kon man li ma mën rek mooy delloo leen njukkal maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi gërëm di sant Adjaratou Kiné Diop présidente de l'union des femmes transformatrices de Bargny ci turam di sant femmes transformatrices de Bargny yëpp parce que dama ne lii bu amee Bargny tey femmes transformatrices yi ñoo tax maire yi ñoo tax tey 13 calebasses créé wu dans tous les quartiers de Bargny ndax bu mu fekkoon ne Kiné Diop c'est la première calebasse créée au niveau de la région de Dakar parce que la première calebasse c'est la calebasse de Niodior waaye bi ñu defee diagnostic bi ñu ñëwee di pour créer les calebasses moo jëkk a yëkkati loxoom ne indi leen ko Bargny ba mu ñëwee aussi ñi mu àndal buñ ko d'accordul woon defe naa du ko indi Bargny waaye c'était une grande mobilisation boo xam ne vraiment femme transformatrice yëpp a taxawoon ñu créé ko mu am ndam lu rëy succès bu rëy rëy te Bargny gii nag dama ne FENAGIPES partenariat ak union locale de Bargny depuis 1990 la parce que membre fondateur Bargny membre fondateur u FENAGIPES la te programme bu ñu fi dugal rek dañ fi am ay résultats yu probants bu loolu weesoo maa ngi gërëm Mami Kédé nii ak ñi mu àndal le réseau Leket gi ndax bu doon mami rek la calebasse yi du egsi fii mu egsi tey mais mami seen yaay yi c'est des politiques très dynamiques mais ñoom c'est des jeunes techniques laay wax parce que ci calebasse yi rôle technique la ñuy jouer et bénévolat la ñuy def mais vraiment liggéey bu ama solo la ñuy jouer muy comptabilité bi muy lépp boo ñëwee lépp fa nekk ci yoon te ku nekk da nga am un rôle bien défini et que tu joues bien kon dama ne mami ak équipe am maa ngi leen di remercier di rafetlu nag seen initiative bi parce que programme bi ñun ñu ngi ko tuddee promotion des initiatives locales des femmes transformatrices dans les communautés de pêche kon tey yii yéen bu ngeen jëlee initiative organiser journée culturelle organiser ci suba dépistage te du c'est pas la première fois kon dama leen ci féliciter di ko rafetlu di leen wax yéen programme bi li mu bëgg def ngeen ko parce que approprié wu ko c'est ici vraiment on sent une appropriation totale du projet bi nag Anta wax na ko sànq du ma dellu si ci principe yi mais ay valeur rek ko lal te valeur yëpp ci l'islam la ak solidarité
projet bi tey ONG ba ko créé di ñu jàppale tey ñu nekk en partenariat ak moom muy Action de Carême Suisse tey œuvre écuménique la bu carême jotee dañuy dajale seen ay don bu paree ñu jaay ay fleurs loolu ñu dajale ko indi fii ci pays partenaires yi ñuy jàppale pour ñu jàppale ñu néew doole yi kon ñun Sénégal it on l'a bien compris bi mu ñëwee ñu ne programme bi ci ay valeur la war a sukkandikoo valeur yooyu lan la mooy nit ki dafa war a xam boppam te jullit bi dañ naan bu dul julli jullit mooy boppu l'islam kon dañ naan da nga dagg sa bopp la ca des da dina jafe torop ñu ne le travail les initiatives locales ñun dañ koy promouvoir donc le travail ñu ne le respect nit ki boo respecté wul sa morom doo dem fenn ñu ne le partage ñu ne la solidarité ñu ne mais et surtout nag la discrétion lépp looy def te amul discrétion kii ñëw ci mbedd mii ne dama lay defal kooku defal la ngistal lay def mais ki nga xam ne boo soxlaa ci sutura nga dem ca leket nga jël la la jàpp bu la bàyyee nga delloosi sa morom bu ko soxlaa jël loolu mooy développement durable te programme bi ci loolu la sukkandiku def ci ay stratégie yu ñuy woowee les 4C 4C yooyu yëpp ci solidarité la sukkandiku premier C bi c'est la calebasse de solidarité mooy ponk bi nga xam ne pilier la ci programme bi parce que sans cette calebasse mënuñu def benn jéego mais avec cette calebasse là defe naa lu ñu bëgg tey xale yi lu ñu bëgg tey ñu ngi koy mën parce que c'est un espace d'échange c'est un espace de partage c'est un espace culturel boo xam ne nii c'est un espace de travail aussi boobu mooy premier C bi deuxième C bi ñu koy wax convention locale de lutte contre le gaspillage Anta Ndiaye wax na ko ñu ngi liggéey fi mu nekk ci 3C yi mu dese ñu boobu C te bu sobee yàlla ren dinañ ci dikk pour que nag liggéey lu muy liggéey te di ko yàqaat liggéey ba dina yéex a avancer donc toute forme de gaspillage ñun dañ koy combattre dans ce programme là ba ci topp mooy les champs collectifs ñun ñu koy woowee fii activité collective te loolu j'interpelle le maire qui est notre partenaire bëgg nañu espace foo xam ne nii jigéen ñi dinañ fa mën a def seen formation yi jigéen ñi dinañ fa def micro jardinage jigéen ñi dinañ fa def céréales locales parce que programme bi kat bu ñu amee espace dinañ leen jàppale ci loolu pour vraiment mu gën a dox parce que il faut des mécanismes d'autofinancement de ces calebasses et ce sont ces activités là on a commencé par l'eau de javel le savon et d'autres petites activités le petit commerce donc les achats groupés mais il nous reste d'autres activités yoo xam ne bu ñu amul espace duñ ko mën donc monsieur le maire maa ngi lay interpeller nga jàppale wu ci loolu pour ma mën a gën a jàppale waa Bargny. Quatrième C bi c'est le dernier C c'est le commerce équitable parce que dañu ànd ak ay partenaires yoo xam ne 11 dañu plus ñun muy 12 à travers toutes les régions du Sénégal ku ci nekk am nga looy liggéey ñii ngi béy ceeb ca Fuuta ñii ngi ci soble yi ñii ngi ci dugub ji ñii ngi ci leneen donc ñooñu bu ñu àndee en partenariat di def jënd ak njaay mu amul naxee mbaay dinañ ci gis suñu bopp parce que gis nañ ne tey jii ci Korité gi les femmes ont acheté beaucoup de tonnes d'oignons tey te à un prix inférieur au prix du marché te loolu jënd ak njaay mu amul naxee mbaay rek ko mën a indi riz local démb rek maa ngi gis Omar Dem mi nga xam ne mooy coordonné programme ba fële ca UJAC mu yónnee ne y'a 40 tonnes yoo xam ne nii partenaires yi buñ ko soxlaa ñu ñëw jël ko donc lu mel noonu nag la ñu bëgg le consommer local parce que nit ki bu dul consommer local bu dul promouvoir valeur culturelle am yii gën a xam boppam du dem mais su xamee boppam nag lu mu bëgg def rek dina ko def te fu mu bëgg a yegg rek dina ko dégg kon nag damay wax monsieur le maire je t'interpelle encore une fois que loo jàppoon gën a jàpp parce que ce programme est un programme de développement local et c'est un programme de développement durable on promeut les initiatives locales dara indiwuñu ko mu jóge ci kaw on les renforce à travers leur activité professionnelle di leen former on les renforce du point de vue technique on les renforce pour ñu diversifier leur activité parce que la pêche connaît des difficultés que nous connaissons tous
Et nous, notre principal moyen d'existence, c'est la pêche. Parce que moi, ma profession, c'est transformatrice de poissons. kon nag lébu laa Tëngéej gii laa dëkk jën rek laa xam te jën rek laa yaakaar kon ñun ñëpp nag il faut ñu jàppale ñu pour ñu continuer ñu di dund fii ñu xam bu jën amee ñu dund bu amul it ñu diversifier suñuy activité di dund ba jën amaat programme bi nag ci communauté de pêche yi loolu rek a ko tax a jóg maa ngi gërëm nag di sant partenaires yi nga xam ne teew nañ fii yëpp te nga xam ne ay calebasse lañu yu jógee Géejawaay yu jógee Jàmmalaay yu jógee ñi fi ñëw ñëpp tey ay calebasse lañu ñoom it yu nekk dans la région de Dakar tey jii seen partenaire Bargny ay ñu ñëw fekk si ko kon ñooñ tamit amal nañ leen njukkal maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ñi fi teew ñëpp nag encore une fois merci beaucoup pour tout jërëjëf. di jiital ci nuyoo bi officiel yi nga xam ni ñoo ànd ak man les conseillers municipaux d'abord les officiers d'état civil notamment Otondoy les présidents de commission Abdoul Aziz Ndiaye Ibrahima Ba Sini Seck Oumoul Khayri Fall ak l'ensemble des conseillers sans oublier Taxa Samb conseiller municipal et représentant aujourd'hui des FENAGI Pêche di remercier cabinet bi que Mondoy occupe et l'ensemble ñëpp ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun jóge ci maire bi ñëw témoigner suñu présence bi nga xam ne tout à l'heure dinaa ñëw si suñu sensu présence fii nii di remercier Adja Fatou Kiné Diop mi nga xam ni moom mooy tête les femmes transformatrices di remercier également Mami Kébé mi nga xam ne avec l'aide de Madame Djigal que je remercie au passage ñoom ñoo fi dugal leket gi bi nga xam ni man jàpp naa ne c'est un exemple de solidarité partage ak surtout un exemple pour toutes les femmes du Sénégal yi nga xam ne développement moo leen tax a jóg di am fierté tey ci jigéenu Bargny fierté bi da ñu jàpp lu wér mooy jamonoy tey jigéen ñi ñoo ko yor Bargny it comme li ñuy gis ci Sénégal gi yépp jigéen ñi ñoo ko yor te wax lu mel noonu du lu ëpp parce que yor kër yi mooy jàppale seen ay borom kër tolloo woon nañ ci jamono il y a 10 ans 20 ans jigéen ñi bu ñu nekkee ci ay système de natt wala leneen c'est pour bu ñu sottilee kenn yëfu àdduna lañ ciy def puukare bi bare woon na ci lool mais jamonoy tey jii groupement yépp yi nga xam ne femmes yi ñoo ko yor eh bien bu ñu di cotiser wala di natt li ñu ci gis mooy développement économique ku nekk am lu ñu la jox ku nekk nga liggéey ci sa côté et loolu yëpp delluwaat ci biir kees gi et ainsi de suite loolu changement boobu nga xamee ne gis nañ ko dans les 20 dernières années Mami Kébé il faut ñu souligner ko et di leen ci remercier di wax ni man en tout cas ici à Bargny je suis très fier des femmes et am naa yaakaar li tax ma am yaakaar mooy dox naa ci ay dëkk mais lii nga xam ni moo tax dëkk yi wóote dëkk yi nga xam ne jigéen ñi dañoo jël seen place doon ay vrais acteurs du développement dëkk yooyu ñoo nekk ci kanam loolu moo tax ma am toutes les assurances que ne Bargny bu soobee yàlla ak toutes les forces vives ak femmes yi les rampes du développement ñu ngi nii ci suñu kanam et moo commencé nañ ko di ko emprunter te gëm naa ne yàlla dina ci jàpp pour loolu yëpp aboutir. ma bëggoon revenir tout à l'heure par rapport ak interpellation yi nga xam ni soxna si Djigal def na ko ci mairie bi lenn xam naa ko mooy femmes yi ni ñu leen représenté ci mairie bi musul am ci Bargny yàlla dafa def parité am c'est la première fois conseil bi ñu am góor ñi ci nekk ak jigéen ñi ci nekk ñoo tolloo c'est la première fois effectivement c'est la parité bi nga xam ne moo au niveau national man nag dama ci ànd lool ci loi bu mel noonu beneen bi mooy symbolique dafa am njariñ parce que day wane ñun suñu action fan lañ ko teg ñaari signature yi ma jëkk a signé ci mairie bi mooy jël Ouri Thiam jël Koumba Niang nommé leen officier d'état civil loolu musul am Bargny te ay ñaari jigéen la
loolu yëpp day wane suñu dama koy wax tey suñu parti pris jigéen ñi la ñu bëgg a jàppale jigéen ñi nag mooy jàppale borom kër yi mooy jàppale njaboot yi acte yooyu ay symbole la pour wane fan la ñu féete madame Djigal wax na sànq il faut femmes yi am foo xame ne dañu fay mën a daje pour def ay formation pour def de l'activité pour transformer produits yi nga xam ne dañ koy def man ma bëgg ko tontu ci loolu ni ko li nga xam ne dinañ ko def ci ay weer yu néew mooy créer lu ñuy wax benn maison des entreprises maanaam kër goo xam ne képp kuy entreprendre à Bargny boo soxlaa formation boo soxlaa un espace pour mën a liggéey boo soxlaa ay financement parce que dama koy fàttali un fonds de développement municipal dinañ ko créer fii ci Bargny et d'ailleurs ñu ngi commencé di ci dox ay jéego di dem seeti ñépp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur boobu barki démb la ñu mujj ci ak waa microcrédit fii ci Ndakaaru pour commencer discuter ak ñoom ci conditions yi nga xam ne ci la ñuy jëlee fonds yooyu loger ko comme ça ñu mën di liggéeyal jigéen yu Bargny ñu leen di lebal ñu mën a def seen activité de transformation mais du ñu yem foofu parce que koo jàppale mu def formation boo ko lebalee mu jënd ay produits defar ay produits am na beneen chaîne ba nga xam ne dafa manqué mooy chaîne commercialisation bi aussi fan ngeen di jaayee seen produit loolu mairie bi dina ci jàpp pour ut ay débouchés fépp ci Sénégal te pour commencer joxe l'exemple mami semaine prochaine incha allah daañu gisee et mairie bi dina passer une commande pour produits yi nga xam ne moom ngeen di exposer fii parce que dinañu utiliser ay eau de javel ay saabu fii ci mairie bi eh bien nañu jàpp ne cette fois-ci produits yi nga xam ne moom la ñuy utiliser fii ci mairie bi pour transformation dès la semaine prochaine dinañ ci gisee comme ça on va passer une commande pour montrer l'exemple loolu yëpp pour wax ne rek c'est dañu am benn conviction fii ci mairie bi mooy nañu jàppale jigéen ñi bu ñu jàppalee jigéen ñi jàppale borom kër yi te noonu la Sénégal noonu la Bargny développé yoo moo tax lépp lu ñu mën daañu ko def lépp lu ñu mën pour jàppale leen ci suñu présence dooleel leen ci ay formation ay financement ay commercialisation ay commandes yu ñuy passé yéen effectivement bu soobee yàlla loolu daañu ko def pour rek fexe ba ngeen gën a am doole. ma wax ne it manifestation bi rafet na kontaan naa ci parce que it manifestation la boo xam ne day créer de l'animation locale aussi liggéey mën na ànd ak loolu liggéey ñëw daje fo wane suñu produit yi mën naa jàpp ne mami li ngeen def tey nii ci liggéey bi la parce que c'est du marketing mooy nga créer événement ba nga xam ne ñépp dañu daje nga wane sa liggéey wane jigéen ñi comment nan la ñuy liggéey wane aussi seen ay produits donc loolu c'est du marketing en même temps day créer de l'animation locale parce que finalement comme ni ñu ko waxee développement local mooy fekk initiative yépp yu ñuy def et puis initiative bu ne nga jàpp ci pour plus de visibilité et pour plus de réussite et loolu incha allah daañu ci taxaw pour finir di